yeggale suñuy jéego gëstu pexe yi nguur gi jël pour xeex ñàkk liggéey mi ci réew mi rawatina ci ndaw yi bëgg koo jaaree ci fexe ba ku ne am métier te mokkal ko bokk ci pexe yi labali apprentissage di njàngale métier looloo taaj programme bi di PEJA programme employabilité des jeunes par l'apprentissage ci xolu doxalinu ministère de l'artisanat RFM di ko waxtaane di dalal ci aljuma ji Fatima Doucouré coordonnatrice bu programme boobee di PEJA di feggoo ci waxtaan bi ak Insa Dieye njiital Union nationale des chambres des métiers du Sénégal jiitewaale chambre des métiers bu Fatick ECODEV aljuma ji 17h10 ci RFM ak Abdoulaye Cissé. Makhtar Samb ci wàllu xarala gi jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay ECODEV ñu am mbégte dellu siwaat ci sumb boo xam ne soobu nañu ci lu ñu amal solo ci jotaay bi ndax lépp dafa jëm ci koom-koom rawatina lu soxal ndaw yi gouvernement bi nag dafa jóge woon programme yoo xam ne ni ci employabilité boo koy dégg mooy balaa ñuy jox nit ñi liggéey jox leen mënin jox leen métier loolu moo tax ñuy wax employabilité gouvernement bi teg programme boo xam ne institution internationale ñu ko ciy gunge di xaalis bu takku waaye ñu bëgg nit ñi am métier ba noppi balaa ñuy wax sax waxi liggéey waxi xëy programme boobu bi ñu ko tëralee léegi am na jéego yu muy def xëy na am na loo xam ne aussi mbas mi fi nekk moo ko précipité ndax dina am un avant Covid un après Covid ci programme employabilité des jeunes par l'apprentissage am déet dañu fee dalal nag ki ci gën a yey waxtaanee ko ndax ministre bi sax boo ko dalaloon xëy na ki koy yor di coordonnatrice bi moo ko gën a yey pour wax ci Fatima Doucouré ñu ngi am mbégte loolu di dalal ci jotaay bi dalal jàmm. jërëjëf Cissé maa ngi lay gërëm di la sant ci invitation bi di gërëm waa RFM yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp ñi ñuy déglu di nuyu suñu ministre muy Dame Diop muy ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat di nuyu suñu naataangoo yi nekk ci ministère bi yëpp di nuyu ki ma bokkal plateau bi muy le président de l'Union des chambres de métiers di ko gërëm di ko sant jërëjëf. muy président Insa Dieye président Union des chambres de métiers bokk it ci Fatick président chambre de métier bu Fatick Insa dalal jàmm. jërëjëf Abdoulaye ñu ngi leen di nuyu également mbokk auditeurs yi RFM yëpp. di nuyu aussi madame la coordonnatrice madame Doucouré di nuyu aussi ñi nga xamante ne ni ñoom laa bokkal liggéey bi yëpp di nuyu sama moroom yi président chambre de métier ak l'ensemble des organisations professionnelles yi nga xamante ne ñu ngi ñuy déglu di nuyu également nag suñu patron muy le ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat monsieur Dame Diop. jërëjëf Insa Dieye madame la coordonnatrice dafa am loo xam ne dama bëggoon ñu taxaw ci tuuti parce que ci préparer émission bi gis naa tombé naa ci appel à candidature ci ñuy sélectionné poste coordonnateur projet bi mu wone ni kon projet la boo xam ne c'est-à-dire du lu ñuy faral di gis loo xam ne nii dañuy tànn rek ci tànneefu fal nit wala jox ko bëgg mais capacité compétence parce que gis naa profil yi ñu recherche yëpp ci coordonner projet bi est-ce que loolu garantie la pour mën a conduire projet bi ci njariñu ñi nga xam ne ni ñoom nga war a servir. D'abord pour commencer damay wax ne loolu procédure bu normale la ci projet yi nga xam ne yëpp daanaka partenaires techniques et financiers yi ñoom ñoo ci dugal seen loxo sumb seen loxo gouvernement du Sénégal tamit dafa bëgg lépp lu muy def tamit mu leer nit ñi ko sekk xam ne lii loo xam ne maanaam jongante bu jaar yoon la donc moo tax nga gis poste yi ci projet yi dañ koy lancer. noonu la demee ci wàllu PEJA muy projet employabilité des jeunes par l'apprentissage non formel dañoo lancé procédure de recrutement bi ñu postuler jongante génnee ki nga xam ne moom lañ tànn yàlla def mu tombé ci man muy nekk processus bu transparent parce que recrutement yi sax boo gisee bu ñu koy def li ci bëri da ngay gis bailleur de fonds bi day suivre processus bi yenn saa yi sax bu ñu def entretien day ñëw toog en tant que observateur maanaam kuy xool ndax doxalin bi jaar na yoon boo gisee tamit yenn saa yi sax dañuy jël cabinet de recrutement externe bi ñuy jël ñun ñi tamit dañoo jël cabinet de recrutement externe mu liggéey ci dossier yi ñu lancé poste yi mu sumb ci loxoom liggéey
ba mu jeex mu jébbal ministère ñu def entretien finaux yi yàlla def ma génn ci may gërëm nag ñi nga xamante ne ñëpp ànd nañoo man di liggéey bi. mu ngi delloo lépp yàlla mais mën nañ ko wax aussi capacité la compétence parce que aussi instant li tax ñuy wax loolu li tax ñu tàmbalee ci point boobu dañuy gis léegi-léegi ci programme yu bari bu dul sax yi nga xam ne institution internationale ñoo koy jàppale état bi et puis teg ci ay conditionnalité bu dee leneen sax lu nekk ci biir réew mi nga xam ne ñun ñoo ko bokkee maanaam muy falinu xëy na yaama neex ci ki mooy jàppale ak yooyu te loolu luy faral di sooxee liggéey la si lu bari est-ce que lii yéen njariñ ngeen ci gis ci ñu teg ko ci compétence ak capacité. loolu mooy yoon sax ndax normalement fii ci Sénégal comme li ko tubaab di waxee rek mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. donc loolu nag pour ce faire comme ni ko madame la coordonnatrice waxee foog mu demee noonu ndax yi tamit am na ci yenn projet yu am comme lu mel ne projet PEJA bi suñu waxantee dëgg nekk na projet boo xamante ne sans précédent la ndax mësul am Sénégal projet boo xamante ne bu 30 milliards la normalement kooku tey ji ki nga xamante ne moo ko war a porter ki nga xamante ne moo ko war a mun a diriger kooku lu ñu war a xool la donc loolu yi tamit d'accord naa te vraiment yi tamit juumuñ ci ki nga xamante ne moom la ñu tànn tamuy coordonner projet bi instant yi gis naa ne vraiment xam na li muy def ndax on travaille ensemble dans le projet te gis naa ni muy doxalee xam naa ne xaw ma formule de recrutement bi nan la demee mais xam naa ne ni ñuy def ba tànn ko juumuñ ci moom daal. mais tamit man je soutiens que à ce que tout le temps au Sénégal poste bu mu munti doon buñ ko tànnee ay tànn nu yaa ma neex rek nañu seet ko ko xam ak ko ko mën ñu jox ko ndax loolu mooy intérêt Sénégal mooy intérêt ñëpp. loolu beneen programme la madame Doucouré PEJA bi ci boppam ñi ko tax a jóg mooy xëy na ndaw yi frange jeune bi waaye am na ci ñoo xam ne jagleel nañ leen ko mooy maître yi nga xam ne ñoo war a tàggat aussi nit ñi pour ñu am métier. lan mooy jéego yi nga xam ne war nañu koo teg ba bu njégee ci cappaandaw ga mu doon njariñ loo xam ne dana amal askan wi njariñ jaaree fayit xeexale chômage naka lañ koy doxalee. waaw PEJA dafa am ay pàcc ci doxalinam mu nekk pàcc yoo xam ne dafa am solo lool te moo ñuy gunge mooy tax ñu egg fi ñu bëgg a jëm première pàcc bi ci PEJA mooy fexe ba nga xamante ne système traditionnel apprentissage niñ ko xamee ak ni muy doxee te du ñun rek ñoo ci nekk gaa am na yeneen projet programme yoo xamante ne jot nañ ci sumb dara waaye ñu ñëw fexe pour mu gën a yaatu mu nekk benn première pàcc bi ni ñuy fexe ba nga xam ne le système traditionnel dañ koy améliorer de l'apprentissage mu nekk benn pàcc ci benn pàcc boobu nag mu am ay yoon yu bari yoo xam ne dañ koy topp benn bi mooy fexe ba nga xamante ne ñiy yore système traditionnel de l'apprentissage acteurs yi ñu dooleel leen ba nga xamante ne ñoom seen liggéey dinañ ko mën a def ci anam ni mu gën a yombee pour ñu am résultat yi ñu soxla loolu nekk benn ci doxalin bi ñu ne ñaareel bi dinañ fexe ba nga xamante ne ñi nga xam ne dañoo nekk ci biir di yëngu dinañ am les compétences qu'il faut compétences yuy tax ñu mën a am ce qu'on dit ni ñuy tuddee ci tubaab diplôme certification parce que loolu tamit dafa nekk loo xamante ne ay pàcc yoo xam ne lu am solo la ñu ne nan la ñuy def pour egg foofu ñu ne il faut ñu xool jumtukaay yi nga xam ne dañ koy utiliser pour jàngale ci wàllu apprentissage donc muy les curricula la révision des curricula yooyu di nekk pàcc yu am solo yoo xam ne dañ ciy liggéey ñu ne duñu yem foofu y a les compétences pédagogiques des maîtres artisans ñu war ko renforcer maanaam maître artisan bi bu taxawee ci atelier bi jamono jii ñu toll ak àdduna ni mu doxee war na am ci xaralaam dëgg la maître artisan yi wax dëgg yàlla Sénégal ñu xam li ñuy def la mais war nañu am des compétences pédagogiques di tubaab naan compétences pédagogiques yoo xam ne maanaam ay jumtukaay yoo xam ne jàngale bi dina méngoo ak jamono ni jamono ji doxee fi mu nekk nii. maanaam nekkatul rek yor sa atelier. mel ni kuy yar xale parce que dañu daan gis aussi ñi nga xam ne ñoom lañu tuddee apprenti bu ñuy jàng métier. daanaka dañ leen daan dénkaane. jox leen patron bi rek dénkaane leen mooy def ci ñoom li ñu doon yëpp. ni ñuy màggee yar ba moo koy def ci ñoom. ñooñu da ngeen leen di renforcer ci capacité ci ñu xam nu ñu koy doxalee. dëgg la donc ci projet bi dañoo jàpp loolu muy renforcement des compétences pédagogiques des maîtres artisans ba nga xam ne yow di nga xam xale bi ak jumtukaay yi war léegi ci wàllu xarala ci wàllu liñ naan TIC technologie de l'information les nouvelles technologies de l'information ci wàllu xale bi sax bu yoree téléphone am
ordinateur wala lu mu mënti ko doon jumtukaay bu mu nekk dina ko mën a utiliser comme jumtukaay mën a jàng tam gën a yokk li nga xamante ne maître artisan bi daf koy jàngal ñu ne loolu ma lim ko mu nekk ci première pàcc yi ci première pàcc bi tam dinaa ci boole wax naa renforcement des acteurs acteurs yi yemul ci ministère kese dañu jàpp ne organisation professionnelle yi tamit dafa am rôle bu am solo boo xam ne dañ koy jouer ci wàllu li tubaab naan développement organisationnel ci kuréel yi parce que boo gisee ñuy samp kuréel di ko teg pour gunge ñi ci bokk la donc ñun ñu jàpp ne foofu tam war nañ leen dooleel ba seen taxawaay gën a dëgër ba ñu mën a gunge seen ay membres ñi ñu bokkal liggéey bi benn ñaareel bi tam ñu jàpp ne chambre de métier yi ñoom tam dañu am rôle bu am solo boo xam ne dañ koy jouer parce que ñoom tam ñoo ëmb kuréel yooyu donc yooyu yëpp nekk ci pàcc bu njëkk bi rek bi ma lim ne muy renforcer le système traditionnel de l'apprentissage boo xam ne PEJA dugal na ci loxoom pour dooleel acteurs yi ci nekk yëpp ci fànn bu ne nag boo jël ñu jëm nag ci deuxième pàcc bi nag fa la employabilité des jeunes nekk parce que da ngay defar fële pour mën a yokk fii ma egg foofu deuxièmement foofu nag la ñuy jublu carrément ci maître artisan yi ak ci apprenti yi foofu lañ leen di dooleel ci wàllu emploi wàllu employabilité ci fànn yoo xamante ne benn bi dafay nekk ci renforcement de leur capacité en gestion d'entreprise li ñu naan entrepreneuriat parce que entrepreneuriat dafa nekk loo xam ne dafa am solo bu fekkee ne dañ bëgg a dem ci auto emploi mu nekk pour le maître artisan mu nekk aussi pour l'apprenti maanaam xale bi nga xam ne yor na ko ci atelier bi di ko jàngal liggéey ñu dooleel ko en entrepreneuriat ba nga xam ne comme ni ko ministre faral di waxee auto emploi bu génnee dafay yomb maanaam bu amul sax ku ko jël ne ko kaay liggéeyal ma dina mën a demal boppam waaye yemuñu ci formation en gestion entrepreneuriale dañu ci boole benn pàcc boo xam ne wax dëgg yàlla man ci projet laa jóge ñëw fii dañ fa liggéey lu mel noonu maanaam gëm sa bopp ñu tuddee ko tubaab di ko tuddee formation en compétence de vie nit ki boo gëmul sa bopp doo mën a sori ci wàllu entrepreneuriat maanaam ubbi sa entreprise il faut nga am fit bi il faut tamit nga gëm ne yow mën nga commencer tàmbali tey mu jafe nga ciy xuus muy metti ba ëllëg nga am ci ndam waaye doo dugg mu jafe nga génn loolu day tax entrepreneuriat du dem léeg-léeg sax balaa ñoo dugg mu gën a jafe bu may jàll ci INSA dafa di secteur la yoo xam ne yi muy adressé wu pratiquement secteur informel la li ñu tuddee fii informel bi ci biir mooy lu organisé wul naka la ñuy def ba suñu mbokk menuisier voisin bii ci suuf mën a gis boppam ci li nga xam ne ni ñu ngi koy doxal te mu bañ koo gisee ni gàllankoor la wala pexe la boo xam ne bu ci duggee ëllëg xëy na day indi lu mu warloo ak nguur gi te xëy na suñu mbokk informel yi dañoo yaakaar ne lu ñu leen teg rek ci lu dox seen diggante ak état ëllëg ay taxes lay mujjee moo tax ñuy des ci informel naka lañ def ba moom mu gis boppam ci programme yu mel nii. voilà bokk na ci loolu nga xamante ne artisans yi balaa maa xuus dëgg-dëgg ci loolu sax dama leen di rendre un vibrant hommage ndax suñu waxantee dëgg artisan yu Sénégal yi contribuer nañ bu baax a baax bi fii réew mi toll nii ndax comme ni ko madame la coordonnatrice waxee léegi rek boo xoolee ba Sénégal di Sénégal ba tey artisans yi ñooy jàngal nit ñi métier nit ñi nga xamante ne yàlla def na dugg nañ école te yàlla def na sorewuñ ca ñooñu artisans ñoo leen doon jàngal métier mais le problème principal des artisans mooy manque d'information dañ dul am information bi te nit ki nag pour nga am information léegi-léegi foog nga xam fan nga war a mun a jëlee information bi la bonne information parfois nag loolu moom mooy doon difficulté bi su dans le cadre de l'organisation léeg-léeg ñu ñuy taxé comme quoi que ne organisé wuñ mais foofu man duma ci ànd ndax organisation suñu waxee mën naa ne organisation am na ndax boo xoolee organisation bokk na am nañu kuréel goo xamante ne moo lëkkale toutes les chambres de métiers muy union nationale des chambres de métiers bu ñu jógee ci loolu itamit artisan bu ci nekk xanaa daf lay bañ a neex kay nga bokk ci organisation professionnelle yi mais corps de métier boo xalaat Sénégal la majeure partie am nañu seen kuréel goo xamante ni am na ku ko jiite te mi ngi ci réew mi. xëy na léeg-léeg ñàkk gis seen bopp tamit ci kuréel yi leen di représenté souvent loolu handicap bu rëy la quand même ci corps de métier yi. voilà kenn ku ci nekk nag ak say principe ni nga yaakaare ne moom nga war a mën a bokkee ci kuréel mais man maa ngi leen di rassurer su ñu ngi may dégg xam ne bokk ci kuréel yooyu am na solo
ndax su fekkee bokkoo ci kuréel yooyu yenn information yu bari yoo xamante ne état bi mi ngi koy def yow doo ko mun a xam donc nag bokk ci kuréel yi am na solo lool en même temps aussi jóge chambre de métier yi mais si tu es à côté comme ça nekk ci roq bi nii xamoo luy xew fekk ne am na yu bari yuy romb comme exemple PEJA bi mu soogee génn artisans yi balaa ñuy dem ba gëm ko balaa ñuy dem ba gis njariñ li dem nañ ba dégg ne kat am na lu génn. mais concrètement bu weesoo grand principe yi nga xam ne madame la coordonnatrice dressé na ko naka lay yokkalee ki nga xam ne nii moom atelier mi la yor ay apprentim te ñu ne ko ci mujjanteel ga danañ la yokkal ay capacité ay compétence te moom mu yaakaar ni compétence traditionnelle ba nga xam ne am na ko léeg-léeg pour weccoo kook leneen sax lu ko diis la. xam nga nag fi mu toll nii nag dëgg laa lay mën a wax mooy artisans yi xam nañ bu baax a baax ak technologie bi avancé bi nekk léegi nii ci àdduna bi xam nañ ne lañ doon liggéeyee démb ak ni ñuy liggéeyee léegi wuute na trop ndax boo xoolee tey man jamono yi may jàngi métier def naa ci atelier 10 ans wala lu ko ëpp te loolu itamit mën naa ne baaxul ci ndaw ñi. te fi mu toll nii ñun ñëpp gis nañ ne ak technologie avancée bi baax na nag ñu def benn alternance boo xamante ni dafay feeñ ci xale bi nga xamante ne moom mooy jàng dootuñ ko téye ci atelier bi ay fukki at wala fukki at ak juróom bari su defee ñetti at ñeenti at war na mun a génn ñu jéem a seet naka lañ koy tàggatee moo tax tamit état du Sénégal teg na ay genre mécanisme yu bari yu mel noonu PEJA si la bokk ak yeneen yi nga xamante ni pour loolu la nga xamante ne xale yi ñu doon téye ci atelier bi ñoo fa def fukki at wala lu ko ëpp loolu dafay daal di jeex artisans yi tamit chambre de métier yi à travers les chambres de métier ñun xam nañ loolu bu baax ba dañ leen defal ay renforcement de capacité pour ñu mun di dëppoo ak fi jamono ji toll ndax jamono yi ñu toll saa yoo xëyee rek la nga daan liggéey xamal ne am na lu bees loo xamante ne tegu na ci kawam loolu tamit xam nañ ko bu baax ba ñu ngi ciy def ay jéego bu baax a baax. madame la coordonnatrice Fatima Doucouré dafa di convention yu mag yi internationales yi léeg-léeg mu tere liggéeyu xale ñu jàpp ni kon ñu gën a féete ndaw apprenti la ñuy doon ñu leen di jàngal métier. te loolu xëy na nangu nañu ko fii ci biir réew mi mais PEJA bu taxawee naka lay yokkee ki nga xam ne nii ci wàllu njàngum métier la nekk te mu war a parce que am na ñoo xam ne duñu mës a ber seen daara pratiquement dañuy nekk bootu ci kenn apprenti dañuy dem sa ba yor seen kër mais ñoom musuñu ber seen daara ban njariñ la programme yi mën a am ba bu nekkee ci diir bu jàngee mën a ber daaraam est-ce que sax am na accompagnement au-delà de buy génn ci période apprentissage. xam nga dafa am beneen pàcc ci PEJA muy wàllu subvention. maanaam dooleel nit ki ci tuuti am boo xam ne dina ko mën a utiliser pour bu génnee mën a ñu ñuy wax l'appui à l'insertion. maanaam mën a génn demal boppam yore as tuut mën ci suma loxo commencé ci dara. loolu dafa nekk pàcc bu am solo ci PEJA parce que dafa am étude boo xamante ne defoon nañ ko ci Sénégal yàgg na tuuti booy xool mën na ay ñetti at ñeenti at ñu ne quelles sont les contraintes de l'emploi au niveau du Sénégal étude boobu sax yemul Sénégal mais dañ ko yaatal ñu gis ne l'accès au financement dafa nekk une des contraintes parce que nit ki bu fekkee ne moom ay waajuram seen loxo jotul seen ginnaaw ñu jël ko yóbbu ko ci atelier mu jàng bu jàngee kooku pour mu mën a dem dans les institutions de microfinance même institution financière bu mu mënti ka nekk mu am financement dafay xaw a jafe. dañ koy laaj garantie yoo xam ne amu ko mi ngi noonu. merci léegi loolu moo tax PEJA dafa am benn subvention boo xam ne daf koy jagleel apprentis yi pour ñu accompagner leen ñu dem vers l'insertion. maanaam ku ci jàng ba ber sa daara. mën a ber sa daara. waaw kay. dëgg la jàng bi bu njëkk sax dafay yàgg mu nekk ay juróom-ñaari at juróomi at juróom-benni at PEJA tam li ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ne temps bi apprenti bi di def ci atelier bi dinañ ko gën a wàññi. donc loolu yëpp day permettre apprenti bi suñ ko accompagner avec un capital à l'insertion accompagner ko tamit gunge ko tette ko mu am diplôme boo xam ne da koy génnee ci atelier bi loolu day tax mu mën a insérer wu loolu tam da koy may fit pour mu mën a demal boppam. ma wax ci tamit sànq formation yi nga xamante ne au-delà ci lu weesu formation technique yi parce que dañuy def ay formation technique wax naa la dinañ def formation en gestion entrepreneuriale parce que loolu tam dafa am solo. ma ne nag dinañ def formation psychosociale muy ñu naan ko les formations en compétences de vie nit ki xam ne dafay gëm boppam donc loolu paquet la. boo xam ne lépp dañ koy indi ci atelier bi ànd koog maître d'apprentissage bi pour mu gunge apprenti yi jàngal leen
tàggat leen ba nga xam ne dinañ am fit boo xam ne dina leen ak jumtukaay ci wàllu tuuti xaalis tuuti boo xam ne dina tax ñu mën a génn sumb dara. donc loolu moom la PEJA tëral te di ko tuddee programme projet employabilité des jeunes. wax nañu ci capacitation maître apprentissage yi. ci nuñ leen di renforcer ay capacités ak yooyu léegi souvent apprentis yi daf di ñoo xam ne dañuy teel a génn école souvent balaa ñuy am premier diplôme certificat d'études sax ñu génn école léegi kooku at yi nga xam ne moom lay def ci apprentissage li ñuy tuddee ci tubaab validation des acquis de l'expérience est-ce que loolu dafay ñëw de telle sorte que bu jàngee ba ñu jàngal ko métier ci module yi nga xam ne ni moom ngeen def ñu jox ko loo xam ne nii diplôme la mën ko valoriser am déet. waaw noonu buñ koy tënk noonu lay demee am na ñaari côté ci certification bi am na côté boo xamante ne même maître apprentissage bi moom la concerné parce que fii di nga gis Sénégal ay maître d'apprentissage yu bëri yoo xam ne amuñu sax diplôme bi ñoom ñi ngi jàngale nit yi di génn di am ay diplôme mais ñoom seen bopp sax yoruñu ko loolu la ñuy wax les validations des acquis d'expérience. donc ñooñu tam war nañ leen jox une certification ñu am ko te loolu sumb nañ ko jàpp ko ci PEJA ne war na mën a am te jamono jii may wax ak yow ministère bi kuréelu ministère de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat ñi ëmb pàcc yooyu yëpp ñu ngi ci taxaw jàpp ci pour loolu mën a nekk loo xam ne day law ci Sénégal benn ñaareel bi mooy xale bi nga xamante ne comme ni nga ko waxee rek mi ngi nekk ci atelier bi te des fois ñu génn duñu am benn diplôme boo xam ne lii buñ génnee dinañ ko mën a wane teg ko sur la table pour wan ne lii man kat war naa mën a dem wuti liggéey feneen war na ne man jàng naa def naa ay at ci atelier génn naa am naa compétence yi wala compétence yi mais loolu yëpp dañ koy def nag ci wàllu moom laa wax la révision des curricula wax naa ko ci wàllu tubaab maanaam jumtukaay yi nga xamante ne tey maître d'apprentissage bi mën na ko utiliser dañ koy kii dem nañ ba ne ñun kat bu ñu sañoon day nekk ci ay plateforme numérique ba nga xam ne maître d'apprentissage bi soxlawul pour mu former day ci plateforme bi lay dem dina am codam dina mën a dugg am éléments yi yëpp ñu wan ko nan la ak naka la ba nga xamante ne apprentissage bi dina yomb même apprenti bi muy jàngal léegi boo xoolee écran tactile yi téléphone yi ñëpp a ko yore daanaka. donc nit ki mën na buñ ko former sax formation technique mu toog jël téléphone am dugg ci kii yi ci système bi am plateforme numérique bi moom jàngalaat boppam donc loolu yëpp dañ ko jàpp. jàpp nañ tamit alphabétisation parce que li nga wax nii am na solo am na ñoo xam ne dañuy génn ci école bi duñu am yenn niveau yi donc pour ñu mën a def une planification sax financière xayma li ñuy soxla il faut nga defal leen alphabétisation. donc loolu tam ci PEJA jàpp nañ ko tënk nañ ko ñun dañ ne bu ñuy def gestion d'entreprise dañ ci boole alphabétisation pour que nit ki xam ni muy utiliser jumtukaayam nan lay duggee te li ma lay wax ni yenn formation yi dinañ ko traduire def ko ci ay plateforme numérique day nekk wolofal wala langue boo jël pour que nit ki bu ñu la defalee alphabétisation ba pare yow di nga mën a dugg xool nooy utiliser plateforme numérique bi mën ci jàngaat. parce que formation yëpp dañ koy dugal ci plateforme numérique. Insa Diène lii bu ñu koy dégg lu tax muy am ay réticence pour ñu sóobu ci beneen bi mooy xëy na yaataluñu ko ci corps de métier yëpp est-ce que am ngeen préoccupation foofu pour ñu gën koo yaatal mu gën a bar ndax xam nañ ni Covid bi fekk na ko fi presque accéléré na yëf yi. est-ce que dina am un avant et un après Covid loolu aussi madame la coordonnatrice mën na cee tontu. voilà donc boo xoolee PEJA bi moom ñi mu concerné juróom-ñaari corps de métier kese la concerné. te très sincèrement da ngay jàpp ni début la wala xeeb nga ko. waaw ndaw na lool sur 120 corps de métier à travers le Sénégal. normalement projet bi waroon nañ mën a fexe mu gën a laal ñeneen ñi gën a bari. mais comme que c'est un début nag ñu ngi soog a tàmbale xëy na amaana bii su jeexee am na yeneen ñoo xamante ne dina ñëw mais suñ ko yokkoon moom moo tane ndax vraiment artisans yi toll nañ foo xamante ni li PEJA nam ak li PEJA fas yéene def artisans yëpp a ko soxla ndax boo xoolee li mu fi wax léegi rek concernant l'alphabétisation instant yi mën nañ ne artisan bu jàngul d'ici peut-être yàggatul dootoo liggéey ndax bu njëkk ba niñ daan liggéeyee mooy sur à peu près mais finalement léegi sur dimension la ñuy liggéeyee soo demee ci mécaniciens yi tamit gis ngeen machine diagnostique yi yor atelier boo duggul lépp sur dimension la ak lépp sur calcul la kon fi mu toll ni mun naa ne ñun ñëpp ñun artisans yëpp on a intérêt ku ci mënutoon lire nga fexe mun lire ndax dañ tolli jamono soo mënul lire dootoo mën a liggéey dara donc loolu nag bokk na ci ay vraiment mission PEJA kon loolu tey jii suñ ko yemalee si juróom-ñetti corps de métier rek
yeneen 112 yi nga xamante ne moom moo des ñooñu fu ñu jëm kon d'ici quelque temps mun naa ne dina bëri métier yoo xamante ne dañuy disparaître te loolu baaxul pour le Sénégal. mais ci patron yi nga xam ne léeg-léeg ñu jàpp ni ñoom xam-xam bi ñu jëlee ci atelier wu maam ba jox ko ñeneen ñu donn ko bu ñu ñëwee léeg-léeg bëgg leen a jox ay xeet xam-xam yu bees yi dañuy yaakaar ne affaire u nasaraan la ak yooyu réticence yi mu ngi am ba léegi. waaw loolu mi ngi am mais nag ci yenn corps de métier yi rek mais comme métier yi ma la am na ci métier yu bari yoo xamante ni ñoom xamal nañ seen bopp ne que ne foog ñu dëppoo ak jamono la maam yi naka maam yi daan defee ak niñ koy defee léegi c'est diamétralement opposé ba ñoom sax artisans yi seen bopp ñoom ñooy dox si di ñëw ci chambre de métier yi di ñaan ñu defal leen renforcement de capacité ak vite technologie bi toll donc loolu yi tamit ñu ngi ciy def ay jéego yu am solo di ñaanaat état yi tamit ñu gën a dolli loolu rek ndax normalement renforcement de capacité dafa war a permanent. maître d'apprentissage bi naka en fait ñoom naka la ñu ko jàppee ndax ki nga xam ne nii yor na atelier ku nekk mën na ci dugg nekk maître d'apprentissage wala am nañu wala tànneef la boo xam ne yaatoogul pour ñëpp. non maître d'apprentissage pour le PEJA ngay wax wala. waaw pour dugg le PEJA waaw donc loolu nag doonoon na mission boo xamante ni chambre de métier yi lañ ko dénkoon yàlla def na ñun ñoo tànn aussi ndax itamit xam nañ ne lu tax ñu tànn dañuy tànn itamit les bons hommes ndax su fekkente ne tànn nga koo xamante ne leer na leen kii il n'est pas capable pour jàngal nit su boobaa mun naa ne yaa ngi nasaxal projet bi. te mais xëy na looloo tax waruñ koo bàyyi au bord de la route. tout à fait. renforcer ko pour mu mën ko def. tout à fait parce que xëy na bu nekkee maître bu taxawalee atelier am xëy na am na lu mu mën ñu bañ ko bàyyi au bord de la route aussi. loolu am na loolooy suñu rôle nag ñun chambre de métier yi ba ñoo ñuy tamit ñi ngi fexe di leen di tàggat di leen defal ay renforcement de capacité di yokk seen niveau ba nga xamante ni dinañ mun a bokk ci maanaam mbooleem projet bi nga xamante ni te ni taxaw na fi ci Sénégal. Fatima Doucouré coordonnatrice PEJA gars yi nee nañ 7 corps de métier yi moom tànneef bi ci lan la tegu lu tax ñu tànn 7 yooyu ak balaa projet bi nekk à terme est-ce que envisage nañ yaatal ko am déet parce que loolu récrimination bu dellu si la surtout ci corps de métier yi nga xam ne dugaluñu leen wax dëgg fi yàlla gis nañ ci seen bopp te dugguñu. man damay commencer pour tontu si question bi benn li président union chambre des métiers yi wax ci wàllu réticence loolu laa bëggoon ñëwaat ba pare di rafetlu tam jotaay bu mel nii parce que jotaay bu mel nii moo tax mooy mën a tax ñu yokk communication bi nit yi gën a xam PEJA gën a xam lu ko tax a jóg parce que PEJA dafa tànn première vague deuxième vague bi ñu ngi ciy ñëw dinaa wax expliquer lu tax mais man réticence boobu man mi sam bopp di wax nii tey dund naa ko ndax man am naa salon boo xam ne fan salon de coiffure yi ci PEJA lañ bokk man salon bi may léttoo mën nañu rappeler 7 corps de métier yi nga xam ne ni moom la ñu choisir 8 corps de métier yi am na coiffure am na couture am na menuiserie métallique am na menuiserie bois am na froid climatisation am na mécanique auto am na transformation des fruits et légumes am na l'horticulture donc yii mooy 8 corps de métier yi nga xam ne pour le moment PEJA tànn na ko di si liggéey ci 8 corps de métier yooyu nag li tax ñu tànn ko mooy wax naa ko sànq dañu bëgg a dem vers la certification te 8 corps de métier yooyu moo am jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko commencer rapidement tàmbali ko réviser ko pour mën ci liggéey ak maître d'apprentissage yi pour mën def la validation des acquis d'expérience après xuus tam mën a dem ci ay yeneen programme ñu ne yemuñu foofu dinañ tànn yeneen 4 corps de métier yoo xam ne vraiment corps de métier bu ñu tànn dafay fekk ñu xool constaté que ne jeunes yu bëri ñu ngi ciy yëngu parce que li nga wax te codifié na daal am na ay waaw lu fi waaw loo xam ne waaw lu fi tegu loo xam ne dinañ ci mën a jàpp tuuti pousse la rek mu dem waaw donc bu ñu paree nag xam nga financement yi chaque fois da ngay commencer ak bailleurs yi Sénégal gouvernement Sénégal fa am ay partenaires am état du Sénégal donc boo commencé bu ñu gisee ne mi ngi dox te wóolu nañu mën nga am financement additionnel pour nga yaatal donc ñun dàq ñu jëm ci yeneen corps de métier yi waaye comme projet pilote te wax nañ ko projet pilote la bañ nañ ko ba projet bi dafay am ci wàllu gëstu xam-xam ñu ñuy gunge ay chercheurs yoo xam ne ñoom ñooy def l'évaluation d'impact du projet xam nga projet da nga ko daan gis avant day dox ba jeex ba mu jeex ñu doog a évaluer bii nag évaluation parce que dafa am travail de recherche aussi bu ci nekk parce que projet pilote la ku ne pilote nag da ngay commencer fenn ba pare nga wane ne lii kat mën na dox mën na jur njariñ après na nga demander financement additionnel nga yaatu nga mën a yaatal donc projet bi noonu lañ ko tënkee ma ñëwaat ci réticence yi parce que damay wax ne lu am solo la da ngay nekk ak nit man nekk naa ak sama coiffeuse
ñëw naa ne ko demal bindu ji parce que ñu ngi def assemblée générale yi dañuy mettre en place projet bu bees waaye man mi coordonné projet bi man dégluwuma nangul woon a bindu tey jii ba mu gisee li ñu jot a def ci plan de riposte Covid bi mais fu mu toll dafa ne ma jox ma fiche damaa bëgg a remplir damaa bëgg a dem bi mu remplir ba pare moom ci moo ma woo ne ma remplir naa sama fiche ba pare nan laay def donc pour wane ne am na ci ñoo xamante ne boo leen woowee ñu ñëw adhéré am na ñoo xam ne tam boo leen woowee dañuy xaw a kii tuuti dañuy dem ba gis ay preuve doog a ñëw nit moo mel noonu donc lii ñuy def jumtukaay yu mel nii daf ñuy permettre tam ñu mën a wax ak sénégalais yi ñu xam ne projet bi ñëpp a ko bokk Sénégal moo ko moom gouvernement Sénégal état du Sénégal moo négocier projet bi parce que quand même le président de la République son excellence Macky Sall bu mu ñëwee ci salon de l'agriculture maa ngi wax sous le contrôle du président de l'union des chambres de métiers wax na ñëpp moom fi mu teg artisanat ak fi mu teg apprentissage ak fi mu teg ndaw yi ci wàllu métier donc PEJA dafa ñëw ëmb loolu yëpp tënk ko di ci jàppale état du Sénégal donc Sénégal yëpp ñoo ko moom tout à fait donc loolu laa bëggoon wax ci question boobu. ci balaa moo jeex au-delà de 4 corps de métier yi nga xam ne dinañ ko ci yaatal teg ko ci est-ce que ñu ngi réfléchir ci ay curricula pour yeneen corps de métier yi nga xam ne ñoo fa nekk parce que corps de métier def naa 120 yi sax xeeb nañu ko Sénégal artisanat moom peut-être que dañoo identifié gul lépp li fi nekk rek mais weesu na sax 120 est-ce que lu ñu mën a xalaat ni dana parce que ñu fàttaliwaat ko président de la ci boppam dafa def un point d'honneur pour xeex chômage à travers jox métier nit ñi parce que jox liggéey ki nga xam ne ni am na métier moo gën a yomb jox liggéey koo xam ne danaa la mënumaa def dara loo ma jox ma def ko kooku moom xam nga ni wóorul sax nga jox ko dara parce que bu amul métier pour mu def ko dina difficile Insa Diène bu ñu demee ci li nga xamante ne ni mooy ñu ne choisir nañu ba noppi ci 8 corps de métier yi nar cee yokk yeneen ñeent yoo xam ne dinañ leen gunge yéen lan mooy seen wàll sur le terrain pour que chambre de métier yi lan mooy seen rôle parce que souvent li ma waxoon rek problème de représentativité bi nga xam ne moom la seen membres yi di poser ci chambre de métier yi ak ki nga xam ne ni bëgg naa mu ngi ñuy déglu te bëgg a bindu fu muy jaar process bi voilà donc procédure bi ñun bu ñu amee information bi jaaroon nañ parce que damay bañ ñuy déglu ba pare ne waaw man bëgg naa bindu parce que madame la ko parce que convaincre na fi ay artisans mais bu ñu xëyee xamuñu fu ñuy jaar voilà donc ñun bi ñu amee information bi yàlla def na ñun chambre de métier à travers le Sénégal def nañ ca la nga xamante moom la ñu waroon def ndax bi ñu ko amee net fexe nañ ba nga xamante ne lépp luy artisan à travers les organisations professionnelles partagé nañ ko ak ñoom yemuñ te loolu defoon nañ ay communication à travers les médias ba nga xamante ne ñëpp yëg nañ ko mais comme ni ko madame la coordonnatrice waxee léegi rek sénégalais ñun ñoo tàmm loolu ñun tant que sottiwuñ ba ñu gis ko du ñu mës a gëm loolu mooy problème bi mais nag déjà fi mu toll nii yaakaar naa atteindre guñ ñoom seen objectif bi ñu soxla woon nit nombre de personnes yi ñu soxla woon manqué na loolu itamit je lance un appel à madame la coordonnatrice que suñu jógee ci lii ñu fexe yaatal ko ba nga xamante nombre de personnes initiales bi ñu amoon pour ñu bokk ci projet bi ñu fexe yaatal ko ndax jamono jii ma toll nii suñ déggee ne nit ñi tëjiwaat nañ inscription yi au niveau des chambres est-ce que du yéen est-ce que du yéen war a nekk relais yi pour mu mat aussi on l'a fait ndax itamit mooy li ma la wax rek ñun li ñu mën mooy ñu jox ñu information ñu partager ko tasaare ko tas ko loolu vraiment def nañ ko à travers les raisons chaque raison tas na ko bu baax a baax mais du ñàkk am na ñoo xamante ne ñoom du ñu gëm tant que gisuñ du ñu gëm mais instant yi gis nañ bu baax a baax mais nag ma leen di wax ne nag pour l'instant buñ dégg li ma wax nii rek nga xëy dem bindu ci sa chambre de métier ba ndax instant yi kenn bindootul fi ñu toll am na benn projet bu ñu toll ñu ngi koy exécuter maanaam benn ndimbal bu PEJA war a génnee loolu dinañ ko jox artisan yi muy enveloppe de 150 000 chaque artisan am nañ ay produits yi tamit ay gel ak yu mel noonu yoo xam ne pour artisan yi mais ñi nga xam bindu woon nañ ba pare mbas maa ñi ngi jeex bindooguñ waaw ñi bindooguñ duñu am Covid baa ngi jeex joxe ko leen affaire yi non waaw léegi sotti incha allahu rabi waxtu wee ñu xoj trop affaire yaa ngi jeex ndimbal li ñëwagul gars yi ne ñi tànnoon ba léegi est-ce qu'il y aura un avant et un après parce que Covid bi gis nañ ni c'est vrai que accéléré na lenn ci PEJA bi ba ñu bëgg cee gën a gaaw a dem parce que njariñ li ci nekk xëy na dinañ ko gisi ëllëg xam nga PEJA sax bu ñuy wax bu ñu nee sélection artisan yi sélection bi jeexagul complètement parce que sélectionné nañ c'est vrai waaye il faut ñu def visite de conformité te visite de conformité yooyu semaine prochaine lañ koy def parce que jox nañ artisan bu ne la bindul artisan bi wane na ne intérêt ne man kat bëgg naa ñëw bokk PEJA bindu na waaye il faut que ñun ñu yónni ay ndaw ñu dem xool ndax artisan bii kat
mën na nekk maître d'apprentissage parce que pour nga nekk maître d'apprentissage am na un minimum bu mu laaj tout à fait. ak atelier ba na mu mel donc loolu il faut ñu yónni ay ndaw ñu dem xool ndax yow li nga bind sa fiche moo nekk ci sa atelier donc ndaw yooyu semaine prochaine la ñuy dem ñu boucler partie boobu muy nekk première vague bi bu ñu sélectionné première vague comme ñun ñu ngi jàpp ne ci wàllu PEJA dinañ liggéey ak juróom-ñetti junni atelier muy 8000 ateliers donc xalaat nañ xalaat ne foofu ko dinañ fa am man lu mot 4000 ateliers wala 4500 ateliers. loolu nag la gars yi jàpp ni laxas jaan la parce que léeg-léeg di nga gis koo xam ne atelier am vraiment puxus la loolu la dooleem toll mais dafay def ay miracle kooku xam nga bu ngeen demee seeti xool ndax atelier am conforme na xëy na ci gis-gis du conforme ak li nga xam mooy seen est-ce que da ngeen koy accompagner pour mu adapté wala moom da ngeen koy génnee bu boobaa. du gis-gis kese parce que am na questionnaire yoo xam ne. dañ kii dem day yóbbu am na dañ leen jox tablette ndaw yiy dem bu ñu demee tablette yi dañ am na questionnaire yu ci nekk. bu ñu demee dinañ waxtaan ak waa ji dina am maître d'apprentissage bi dina am question yoo xam ne dinañ ko poser. question yooyu nag bu ñu ci jógee ci la ñuy xam ndax kii war nañ ko mën a tànn ci projet bi wala kii tamit éligible ci projet bi donc yooyu ay pàcc yoo xamante ne la vraiment ci doxalinu projet bi la ci approche méthodologique gu projet bi la ni muy jéego yi nga xam ne vraiment noonu lañ tëral pour mën a tànn ñi nga xam ne ñooñu la ñuy àndal liggéey bi. comme ni ma ko waxee nag projet moom da ngay tàmbali rek. mën na am un financement additionnel boo xam ne dañuy yaatal te loolu dàquñu ko ñu àndal ñuy gunge gouvernement du Sénégal tamit dàquñu loolu muy Banque mondiale. Fatima Doucouré ñee dina temps ba mu jeex tàkk instant ñu tàggoo rek gaaw na trop waaye nag danañ ci ñëwaat beneen jotaay incha allah auditeurs yëpp di féliciter ñëpp aussi di la féliciter yow. merci beaucoup ñoo ko bokk jërëjëf 18h le journal Mamadou Amar Ndione merci beaucoup. Vendredi 17 juillet 2020, il est 18h à Enampor et à Niaguissé dans le département de Ziguinchor. Le journal. Mamadou Amar Ndione. Litige foncier à Ndengeler, déclassification d'une partie de la forêt de Mbao, les 13 mois sans salaire des travailleurs d'Africa 7, plusieurs frustrations agrégées par 18 organisations de la société civile, marche de contestation à la place de la nation ex-obélisque à l'instant. Nous serons en direct avec notre reporter Jo Maron. La transmission communautaire du coronavirus signale pour la première fois à Kédougou. La maladie risque de se propager dans la région à cause de l'inobservation des mesures barrières par la majorité des populations. Le médecin-chef régional a lancé l'alerte. Ismaël Assar en danger à West Ham. L'international sénégalais de Watford joue sa survie en Première Ligue ce soir à 19h. De l'actualité des TIC, Jo Maron, le débrief avec Ousseinou Ndiaye, responsable de la communication de la SAR, la société africaine de raffinage. Entretien sur la fuite d'hydrocarbures dans la zone de Mbao. Quelles sont les grandes lignes de cette édition? Dans un court instant, le développement.